présent votre horoscope du jour. Horoscope du jour. Seydina. jërëjëf doxalal. comme ni ñu koy defee saa su ne ci waxtu wi tey di le 21 mai 2019 ci horoscope bi nga xam ne fukki signe ak ñaar yi nga xam ne moom la ñu pàcc-pàccale ñu koy doolee nag ci bélier yi ñoom dañoo nekk ni ñi nga xam ne dañuy xaaj ci ñetti xaaj lii di wàllu liggéey di wàllu wër-gi-yaram waaye dem ci wàllu mbëggeel nga xam ne dafa bokk ci àdduna ci mbëggeel boobee sax moom la ñuy dooree bélier yi xam nga ñoom ñoo judd 21 mars jàpp 20 avril mu ne ñoom dañuy nekk ni nga xam ne attention bi nga xam ne war nañ koo am jëmale ko seen diggante ki ñuy bëgganteel fan yi dafa néew rawatina ci ndorteelu bés bi loolu nag nekk na loo xam ne wax dëgg neex yàlla buñ ko mënee arrêté moom moo gën parce que comme ni ñuy wax ne nit bu nekkee ci dara te xamu ko buñ ko xamalee rek njàngat la ci moom kon ñi nga xam ne yaa ngeen nekk ak seen way bëgganteel te attention bi ngeen war a am defu leen ko fi mu ne nii delluwaat leen ginnaaw ñu dem ci wàllu liggéey mu ne dafay nekk ñoom ñi nga xam ne xam nga dafay may nit yoo xam ne dañuy gis ay talent di leen démasquer di leen jëli. Seydou Kalidou. voilà donc kon ñoom genre Seydou Kalidou bi tey ci bélier yi ñu lañ taxaw ci côté boobu ñi nga xam ne ay bélier lañ comme genre Seydou Kalidou bu ñu ci taxawee yàlla mën na leen si jàppale ba tawfeex mun si feeñ mu ne ci wàllu wér-gu-yaram it dafa am benn xeetu sport bu tudd pétanque xam ngeen ko. mooy xeetu boule yooyu noonu. man mosuma ko bëgg jouer loolu mënuma ko. waaw boule loolu de mbagg yu wekkeeku rek laa ci gis. waaw mais nag gars yi dañ ko bëgg nag da ngay gis dañ ci am passion li ñuy taxawee nii xam nga di ko sànni ba def comme robot këk comme kuy dugal vitesse. ak cochonnet bi. waaw mu ne ñoom dañ nekk sport boo xam ne tey jii bélier yi même bu fekkee xamuñu ko comme li Al wax nañ ko dem jàngi wala ñu dem jouer ci rek ci foo dafay permettre loo xam daf leen di jàppale seen wàllu wér-gu-yaram bu baax a baax. dañuy jàll ci beneen signe bi moom mooy taureau yi Pape Jean donc taureau yi ñoom dañoo nekk ni nga xam ne ci wàllu santé ñoom jafe-jafe bi nga xam ne mun nañ ko am mu ne day dem ci articulation yi xam naa nag weeru koor bi ak def nañ fukki fan ak lu tegal aslëf donc dañuy commencer di nakam donc loolu dafay nekk li nga xam ne daf si taxaw léegi mu ne sur le plan professionnel ñoom taureau yi ba léegi am na ay yenn problème yu ndaw yoo xam ne ñu ngi koy am mais nañ ko jël au sérieux nag quand même parce que léeg-léeg li ñuy wax ne ndox mu set day lakke donc nañ def attention bu baax a baax léegi ci wàllu bi sentimental peu importe situation amoureuse bi nga xam ne nañ ko am ci journée tey bi waaye bu ñu def comme affaire film indo non film indo moom loolu bu ñu ko def tey donc moo tax ci biir loolu nañuy xalaat xool lu jaadu xool lu jaadu ñu def ko bu ñu ko defee incha allah rabbi yàlla mën leen si jàppale ba mën si diw ñi nga xam ne ñoom ñooy Gémeaux yi ñoom dañoo nekk nit ñi nga xam ne ci wàllu liggéey pression dina am naam ci seen diggante ñoom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seen super hiérarchique yi mais incha allah rabbi dinañ si mën a mucc ba lépp li nga xam ne ñu ngi ko si bëgg loolu mën a nekk li nga xam ne luy sotti lay doon mais bu ñu xoolee ci seen wàllu wér-gu-yaram it dañoo doon nit ñi nga xam ne il faut ñuy noppalu di dal loolu dafa nekk loo xam ne dafa laari nit boo noppalul boo dalul da ngay feebar parce que da ngay récupérer di nelaw bu baax tëli nit mun see dëkk il faut ñu bàyyi si xel baax a baax ñoom nag ci seen wàllu vie sentimentale ñoom Gémeaux yi nee na nag dañoo soxla fi mu nekk ni génne le grand jeu maanaam daal seen i pexe cette charme waaw maanaam nañ ko génnee daal taxaw ci bu baax bu ñu ko defee daal dafay nekk li nga xam ne dinañ ci am liñ ci bëgg ñu ñëw ci borom weer bu neex bi muy cancer yi ñoom ñoo judd mois de juillet ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne 23 juin jàpp 23 juillet période ba moo gën a neex ci at bi ndax été bi day dugg bu baax a baax mu ne ñoom ñee nga xam ne ñooy cancer yi dañuy nekk ñi nga xam ne dëgg la naam nit day góor day bëri cas xam nga dañuy ne jigéen dafa war a jonge mais góor tamit dafa war a am cas donc loolu bu fekkee ne def na ko mu ne dafay nekk loo xam ne dina indi ndëgër laay ci seen vie sentimentale ña nga xam ne nag ñoom ñooy célibataires yi ñoom ñi ngi leebe de célibataire moom boo ko fekk day gént ndax dal ci lu baax yàlla leen yàlla dajaleek lu baax en tout cas nee na daal amul benn obligation bu ñu am pour mun a am loolu nañ ci taxaw dem ci dina nekk loo xam ne luy sotti lay doon ci biir loolu bu ñu xoolee tamit ci seen wàllu santé problème hypertension ak nervosité dafay nekk loo xam ne mun na leen sonal bu baax a baax nañ ci def attention liggéey bi moom macha allah amuñu ci benn muskila wala benn problème ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy poisson yi ci lion yi pardon lion yi ñoo judd 24 juillet jàpp 23 août mu ne ñoom dañoo nekk ni ñi nga xam ne dañu foog ne ñoom moom nit ñi waaw ñoom loolu lañ foog quoi. waaye nag ñooy buuru àll bi. waaw mais taxul nag ñu defe ne ñoo. bulgaar wala non mi ngi nii non mi ngi nii mais am lii la mi ngi nii moom mi ngi nii nee na tendance possessive boo xam ne da nga ko am ba day mën a bousculer sa quotidien loolu man waxuma ko loolu tubaab bu ñu làkk la ñu koy traduire léegi nag mu ne ci biir loolu nekk na loo xam ne yéen seen ñëm bopp nee na
boo leen amee ci seen bopp confiance tout ira mieux incha allah léegi célibataire yi nag ñoom dañoo nekk ñi nga xam ne tey dinañ am benn rencontre insoupçonnée ci seen wàllu liggéey xam nga Nobel ni muy génnee comme brin almet bu ñuy taal day jékki-jékki ne cas tàkk waaw waaw ki Nobel noonu lay demee nit ki nga gën a bañ ci fi ngay liggéey kooku ngay xëy suba gën koo bëgg loolu yàlla moo moi je vous aime tous. waaw non amour yi bokkul ah moi je vous aime bien. non tous. amour yi bokkul ah d'accord. voilà amour yi moom bokkul ay xeetu amour yoo xam ne la yu bokkul yow di nga doxal wala doo doxal. ah kañ ci wàllu santé bi mu ne ñoom dañoo nekk ni nga xam ne dañuy amusé wu dem di foo di kaf di ree daf leen ni mun a permettre ba ñoom seen njëboobu stress bi nekk seen yaram mun a génn mu ne ci wàllu liggéey it dañuy doon ñoo xam ne ñoom seen njëboobu ay tête en l'air la ñuy doon tey maanaam seen xel day nekk ci ay yeneen affaire ñiy jël ay décisions yoo xam ne dañuy juum ah loolu nag moom li yooyu nañ ci bàyyi xel ñu xool ko bu baax a baax ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy vierge yi mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne célibataire yi de tey bëri na ay occasion yoo xam ne wala ñu koo raté bu ñu éviter bu ñu bañ invitation bu ñu bañ ko leen wax ne nañ ñëw fii nii wala nañ dem fële nee na loolu nekk na loo xam ne bu ñu ko defee dina am ay surprise yu mucc ayib yoo xam ne nag dinañ ci dal mag yaa ngi dégg waaw loolu dafay nekk loo xam ne daf siy daal waaye bu ñu nekkee ne dañoo nekk ci couple nag laaj na yenn point yu lëndëm yi nga xam ne daal mi ngi doon indi ay gàllankoor ñu leeral ko loolu dafay nekk loo xam ne parce que tubaab dafa ne les bons comptes font les bons amis ci wàllu mbirum koppal waaye dafa ne également teg affaire yi ci mu jaar ci yoon day tax di tax dina am si lii wolof la de. wolof la gañ mu ne ci wàllu santé mu ne dafay nekk loo xam ne tonus bi ngeen amoon maanaam pas-pas ak xarañte bi ngeen amoon dafa commencé di wàcc nag tuuti xam nga c'est normal nag léegi nee na pour ngeen ni lekk correctement xam nga may kii laar mi ngi koy wax léegi lekk bu baax ak lekk lu baax bokkul voilà donc da leen lekk bu baax ba nga xam ne lekk bu leen di jëriñ seen yaram mu ne ci wàllu travail ñoom dañoo nekk ñi nga xam ne baax na nag tey vierge yi ñu adopté ay xeetu liggéey yu bees parce que yéen ñu nekkoon dëgg la naam baax na mais dafa dépassé dafa démodé. digital bi est-ce que démodé wul parce que ñoom par exemple dinañ ci wut pexe en tout cas daal méthode yi ñu nekkoon daal baaxul donc nañ wut ay méthodes yu bees ñu dem ci balance yi pap mu ne ñoom ci wàllu vie sentimentale maanaam taxawaay amour dañu nekk nit ñi nga xam ne dañu am ay humeur xam nga humeur mooy am jikko saa yi la neexee nga génne jikko bu bees seen jikko yu bees yooyu noonu buñ ko jëmalee ci seen vie sentimentale tey duñ ko fekkee affaire bi day lëj donc kon déjà loolu nañ ci bàyyi xel bu baax mu ne ci wàllu professionnel ñoom dañu nekk ñi nga xam ne tey dafay nekk journée bu baax bu bokkul ak comme journée yi nga xam ne dañ ko doon am vraiment tey journée spéciale donc moom ay changement ñu xool si wàllu santé nag dafa wax ne ñoom ci seen jëm bopp de problème digestif li laa doon wax seen kii bi seen biir yi day indi ay dysenterie rek ay gàllankoor xam nga biir buy tërëri moom bu yëngu moom baaxul rawatina boo nekkee antenne du war a fay def 2 heures de temps wala 3 heures de temps ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion yi pap scorpion yi mu ne ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne ci wàllu santé dëgg la naam baax na amul problème ci wàllu santé bi tout se passe bien actuellement ci wàllu professionnel nag dafa wax ne ñoom c'est démarche yi nga xam ne seen xel mi ngi ci woon pour ñu mun koo jóg dem dox ko dem ci wàllu wut liggéey wala rencontre wala demee noonu tey nekk na bés boo xam ne buñ ci demee rawatina ci après midi bi dinañ ci am liñ ci bëgg incha allah ci wàllu sentimental nag mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne ñi ngi commencé di laam-laamee di am ay xel ñaar nekkul li nga xam ne lu gën a cën li ngeen di xalaat ak li am dara du ci benn ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaire yi ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne xam nga luy thé blanc maanaam xeetu ataaya boo xam ne daal ataaya bu xaw a mucc ayib lay doon bu oyof nee na loolu dafa baax ci yow ba pay daf lay dimbali ci sa cholestérol bi xam nga cholestérol nit ñi dañuy lekk boo xam ne cholestérol bu baaxul bi day dem ba accumuler ci suñ kër yi léegi nag thé blanc boobu dafay nekk loo xam ne dina leen si jàppale incha allah rabi maa ngi lay dégg sax ngay wax vinaigre de cidre aussi na ci gars yi bàyyi xel bu baax a baax mu ne ci wàllu liggéey nag bu fekkee ne amul leen liggéey di jóg di dem di wuti liggéey incha allah rabi yàlla mën na leen si jàppale ba ngeen am si du ci baax léegi nag ci biir loolu lépp li nga xam ne yaa ngi ko bëgg boo leen si taxawee yàlla ubbil nañ ci buntu wërsëg mu ne bu ñu demee ci wàllu vie sentimentale bu dee yéen célibataire yi yow takkagoo di imposer pour lan il faut nga bàyyiwaat xel ci li ngay def ngeen def attention ba parce que bu fekkee ne yaa ngeen di imposer ci wàllu takk boobu te li ngeen di dugg dara nekk si lu dëgër dafay indi ay jafe-jafe ay gàllankoor ñu dem ci wàllu ñi nga xam ne ñoom ñooy capricorne ñiy pap mu ne ñoom dañoo nekk ni ñi nga xam ne ci wàllu vie sentimentale ñoom ñoo juddu diggante 21 décembre jàpp 20 janvier mu ne ñooñee nga xam ne ñoom ñooy capricorne yi nag dañoo nekk ay nit yoo xam ne dañoo am audace tey maanaam dëgër fit
di foog ne ñoom ñoo fi nekk wala ñoo defee mu ne loolee nekk na loo xam ne nañ ci def attention de parce que mun na leen indil ay jafe-jafe ay gàllankoor ni ñu foogee ne noonu la mbir mi di doxee ak liy nekk benn du nekk benn ci wàllu santé mu ne ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne ñooy capricorne yi nañuy lekk bu baax petit déjeuner maanaam ndékki bu fort waaye tamit nee na nañ añ bu mucc ayib waaye reer moom nañ def nànk sinon seen estomac bi daf leen indil ay jafe-jafe kon tey yéen capricorne yi na ngeen def nànk ci wàllu professionnel motivation bi nga xam ne da ngeen ko am jëm ci wàllu liggéey yàlla mën na leen si jàppale ba ngeen am li nga si bëgg ñu dem ci avant signe bu mujj bi moom mooy verseau yi pap donc verseau yi ñoom dañ ñoo judd 21 janvier jàpp 19 février mu ne ñoom dañuy nekk nii nga xam ne dañoo soxla gàddaay dem jóge fi ñu nekk dem feneen léegi nag ci biir loolu ñi ngi jéem a di doxi ñu ne loolu nañ ko wax ki ñuy bëgganteel bu fekkee da ngay dox lu jubul ba wax ko waa ji ngay nekk wala sa ndaw si ngay mekkal xam nga moom bu fekkee ne da ngay dem di am ni ay cono xam nga yooyu bu fekkee ne ndaw si wax nga ko problème day am dina métti léegi nag horoscope bi moom mi ngi jaay dëgër fit nee na ko wax laari damal nga wax ko sa waaj honnêteté fii boo damal wax ko demal dootoo ko ñaareel li ñuy wax ne dootoo ko defati léegi nag ci wàllu santé mu ne yéen da ngeen nekk ni nga xam ne laari buggul am yaram buggul sew maanaam liñam boobu daal moom daf koo bëgg nii mu toll nii nee na loolu la bëgg a lijjanti loolu nag dafay nekk li nga xam ne bu ko poussé pour mu dem ba changer mode alimentaire am mun na ko sonal kon déjà loolu nag na ci bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu professionnel nag mu ne ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne dañuy liggéey bu baax nag wax dëgg yàlla vraiment ay liggéeykat lañ verseau yi donc loolu dinañ nekk li nga xam ne dinañ si am ndam ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo mujj mooy njeextal bi muy poisson yi poisson yi ñoom dañoo nekk nit ñi nga xam ne bu ñu xoolee gis nga li ma la doon wax léegi dañoo soxla liberté liberté baax na mais picc moom day naaw mais xar bu amul buum dañ koy takkal buum donc kon déjà loolu nekk na loo xam ne yeew ko ba mu dëgër nee na jigéen dafay gàtt tànk toog jàpp njàmburam gàtt làmmeñ te du wax du bëri problème nee na loolu bu fekkee ne def nañ ko incha allah rabbi yàlla mën leen si jàpp waaw loolu dañ lañ wax ne moo si nag denrée rare waaw daal lañ ci wax ne moom moo si fii moom ku ñu cuq moom mu joxoñ la boo joxoñee dinañ la joxoñ de mais jigéen ñi sax bu ñu toogee kër gi du neex il faut ngay dem di wuti ñuy wuti ñëw indi affaire bi gën a bëri li ma lay wan ne taxawaalu moom kenn defu ko toog rek ngeen wax li ma lay wan ne àdduna taxawaalu moom benn jigéen defu ko nag lii ma leen li wan ne àdduna yàqu na parce que sa xalaat yu bon yi ngeen yi xalaat am seen doom yi di leen ko wax ne leen ay 21e siècle ay lii ak li ku la jox yéen a ngi koy énervé toutes les femmes sont indépendantes dalal sëñ bi dalal bismillah léegi mu ne bu ñu demee ci wàllu santé bi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne da ngeen xoolaat seen dundin maanaam seen ni ngeen di dundee di maanaam rangé waat seen dund daal day baax ci yéen ci wàllu wër gi yaram bu ñu jógee ci loolu ñu jeexal ci fin bi muy ci wàllu liggéey bi mu ne tey journée bi dafay nekk une journée vraiment positive sur le plan professionnel daf leen permettre ngeen am ay ouverture am ay lu bëri loo xam ne da ngeen si nekk yàlla mën leen si jàppale àll donc loolu mu nekkoon horoscope bu tey bi ci fukki signe ak ñaar yi nga xam ne dañ koy pàccal ci ñetti pàcc maanaam liggéey amour ak santé. jërëjëf Seydina borom ñaari galon yow la bien l'appelé comme ça affectueusement alors looy tàggoo. li may tàggoo daal mooy jigéen ñii xalaat bii ñuy xalaat ni du xalaat bu baax. ay 21e siècle ku la joxoñ nga roppat ko. tuddal yàlla bul mer teel wér koor nañ rek tuddal yàlla